jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës bokk ci président Macky Sall bi nekk jamono ji nag ca dëkk bu sell boobee di Tivaouane gannaaw jëye jafa am fukki bakkan ak benn rot di ay bébé yuy doogo juddu loole nag tax na ba njiitu réew ma daal ba mu yegsee ci tukkeem rek fa la jubali kàddu yu mu fa yëkkati nag bokk na ci ñu ubbi àpp l'enquête na mu gën a xóotee ngir xam dëgg-dëgg lan moo xew guddi googe waaye leneen la mu wax itam mboolem service néonatologie yu nekk ci Sénégal itamit nañu daal di def ab taxaw seetlu ci barab yooyu di dalal kon tout tànk yi ci jamono jooju. ordre des pharmaciens du Sénégal ak chirurgien dentiste yi ñoom yéy nañu yàbbi rek ci jëwriñ ju bees ji ñu gàll wàlluk wér-gi-yaram di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñi ngi rafetlu ab dikkam naam waaye nag ñi ngi am yaakaar it ni seen i jafe-jafe daañu ci taxaw ci kaw it ñu amal ay waxtaan yu ñoŋ 2019 nag la fi julli woon àjjuma ñu koy fàttaliku moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Serigne Mountakha Mbacké moom nag jàppaleen ni kon tey jilee ñuy wax ak yéen mi ngi fi mu ne nii ci Ndakaaru julli na fi àjjuma ñi ko gunge nag di kilifa yu mag ci yoonu murit waaye tamit yaakaar ci askan wi mu fi fekk visite bi nag yemoo ak jamono joo xamante ni nii fii ci Ndakaaru ñàkkub kaaraange lëmbe na ñu am yaakaar nag ni ab dikkam dana indi saafara ci yu baree bari dinañ waxit ci leneen muy rek seenub janoo ak taskatu xabaar yi tey jilee muy voyagiste privé yu Sénégal nag bootu ci ab mbootaay gu mag di waajal aj 2022 bi ren nag mu mel ni bari na loolu leen naqari ci rek waajkaay yi naka noonu it package boobu ngeen dégg ñuy wax ñu ne nag am na lu ca yokk waaye tamit compagnie Air Sénégal bi daal mu mel ni aju ko ren ji daal dénk nañu ko beneen compagnie bu dul Air Sénégal mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ma ko waxee woon ci ponk yi président Macky Sall ma nga ci dëkk bu sell boobee di Tivaouane gannaaw nag jëye jëfa am Cheikh Anta Diop ma nga foofee ca Tivaouane Cheikh Anta maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay baax soxna Fatou Kiné. ni ma ko waxee léegi ci ponk yi président Macky Sall gannaaw bu mu jugee rek ca tukkeem foofee la jubali gannaaw jëye jëfa am muy fukki bakkan ak benn yooyu rot ñu ay liir ci service néonatologie boobu ci hôpital ba Cheikh Anta am na ay kàddu yu am solo yu fa njiitu réew ma yëkkati ndax mën nga dellusiwaat rek ci tënk ci li mu jot a sànni foofu ci kàddu. waaw wax nga ko sànq maanaam ci ay poñ yi gën a am importance yoo xamante ne yuppi na ko ci kalamu nag taskatu xibaar yi ak mbooloo ak personnel de santé yi nga xam ne ñu ngi woon fii ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh njiitu réew mi wax na lu jëm ci wàllu enquête bi nee na buñ ko paraxee nañu toog saytu ko benn par benn xool mbir mi lan moo ko sooke ndaxte nag aussi wax na jox na digal nag ñu def ay audit fépp foo xamante ne l'hôpital la bu nekk ci Sénégal te moo am nag service boo xamante ne comme service bu mel nii fi nga xamante ne dañ fay entrer tout tànk yi ñuy doog a judd ak ñi nga xamante ne ñoo am problème kon mu nekk décision majeure yoo xamante ne njiitu réew mi wax na ko ba tax na nag audit boobu nag wax na nag am nañ ay experts ak ñu seen xam-xam màcc ci wàllu santé ñu seen xam-xam màcc ci wàllu lakk yooyu yëpp ñoom ñëpp mobiliser nañu parce que tey jii sax bu ñuy xool sax léegi rek ci service bi gis naa ci ay nasaraan yoo xamante ni sax dañoo génn sol ay seen lakos yooyu ñu bind expert lu jëm ci wàllu incendie ay accident ñoom it aussi ñu ànd ak waa DIC doon ak ay expert ànd ak waa DIC nag doon amal nag maanaam loolu nga xam ne mooy audit bi fii comme njiitu réew mi ni mu ko waxee nee na li nga xamante moom mooy hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh naam nag hôpital la boo xamante ne type 2 lañ ko def parce que centre de santé la woon mu nekk hôpital waaye nag jël na ndogal ñu tabax benn hôpital type 3 fii ci Tivaouane loolu sax nee na décision boobu jëloon na ko bu yàgg laataa muy dem voyage ginnaaw si gi nag si la maanaam accident bu mel nii nag wadd fii waaye nag loolu nee nañ def képp la kattan Tivaouane am benn hôpital moderne type 3 ci kaw loolu nag wax na nag famille yi nee na moom lii nga xamante ni moom moo nekk ci xolam naqar la ak tiis ndaxte li ko gën a metti mooy ab moomin koo xamante ni day doog a juddu xamul dara moomin fa mu tëdd la tëdd ba safar si ñëw fekk ko fa lor ko kon loolu lu méttee méttee li mu méttee seen i waajur métti askan wi noonu la ko méttee ba tax na nee na moom loolu moo tax mu écourté voyage am daal di dikk fii ci Sénégal bi mu dee ñëwee nag rencontré khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Babacar Sy nee na ko man sax dama laa yërëm ndaxte coono nga daj jóge ci voyage wàcc aéroport ñëw fii
nee na nag vraiment lii ñaan ne yàlla lii na fi gëj bu mu fi am même Macky Sall wax na ko plus jamais ça mooy lii dañ ci taxaw ba dootul amati ci réew mi kon ci kaw loolu daal nee na mbir mi nag buñ ci yàkkamti dara nañu def suñ képp lay kàttan ñu def enquête bi ñu xam mbir mi fu mu situé te lépp loo xamante ne ku ci nekk nga am benn responsabilité ku ci nekk nga nekk sa responsable bopp lépp loo xamante ni jóge na ci kii bi nga xam ne dañuy jël seen responsabilité même khalife général des Tidianes loolu la wax président Macky Sall nee na ko man de nit ku nekk da ngaa war a jël sa responsabilité donc lii wane na lii bu ñu demee ba xam mbir mi lu ko sooke dinañ jël ku ci nekk di nga jël sa responsabilité lépp lu ci war maanaam muy ay daan wala leneen dinañ ko def waaye rek léegi nag pare na ba mi ngi noonu di génn di dem résidence bi nga xamante ne Macky Sall moom moo ko tabaxoon mooy présidentielle bi ak résidence bi ñu tuddee Seydi El Hadji Malick Sy foofu nag la famille yi nekk famille des victimes muy seen papa yi ak seen yaay yi ñu ngi foofu nag di xaar président Macky Sall xam naa bu demee dina leen jébbal njaal am lu mu waxtaanee ak ñoom laataa muy dellu Dakar Fatkine. ma nga ko yal na yàlla may leen xolu muñ Cheikh Anta Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax loolee nag xam ngeen ni dugguleet ndax ñu ngi fàttaliku tamit bi amoon yàggul dara ca hôpital Magatte Lô bu Linguère ba coordonnateur général bu forum civil du Birahim Seck nag moom li muy soññu président Macky Sall rek mooy na jël ay matuwaay ndax du ñàkk yu mel ni saa yu amee nag dañuy gis ni dañuy defi rapport dañuy defi gëstu waaye nag ñaare duñu ko topp te itam tey bu sukkandikoon xëy na ci ñu ko jébbal yépp di ay jafe-jafe yii mën naa bañ a am ba ëllëg it ñu bañ ko xaar moom Birahim Seck ay kàddu mu yëkkati ca Bambey ñu teewlu ko. xam nga dëkk kenn du ko yoree ci politique politicienne bu continuer boo xam ne dakkul parce que guddeeg bëccëg politique politicienne xiiroog ngaa yow alors que question essentielle yi jëluñ ko en charge ñu yàgg nañu wax ne président public lépp loo xam ne rapport la jëm ci yàqu-yàqute école bi am na ko jëm ci yàqu-yàqute prison yi am na ko jëm ci yàqu-yàqute hôpitaux yi président public am na rapport yooyu noonu mais bu ñu xoolee liggéey ak pas-pas ak sérieux bi nga xam ne moom la liggéey bi laaj ba nga xam ne jéye yi jóge fi wala boog du fi amati pas-pas boobu la ñu gisul ndaxte boo xoolee dañ ne deuil national naam de am na ñu fi bari ñu fi deewoon ci tali bi taxul deuil national am naam de am na bébé di fi deewoon naam ci at bi ci jamono ji nii taxul deuil national am di gis également nit ñoo xam ne dee nañ fi guddeeg bëccëg mais deuil national naam mun naa baax ci république mais dafay nekk loo xam ne lu émotionnel la mais fi ñuy xaar ñun dëgg-dëgg état bi mooy ay mesures structurelles mais pas ay mesures conjoncturelles hôpital dafa nekk lu sérieux hôpital nekkul lu fi caaxaan paj dafa nekk lu sérieux paj nekkul lu fi caaxaan donc gouvernement bi dañ leen woo ci gérer dëkk bi ci sérieux mais pas ci ay taf yëngal mais pas également ci ay politique politicienne. kaddu yooyu gannaaw ab lël nag la ko yëkkati woon foofee ca Bambey lël boobu ñu jagleeloon ko ak taskatu xabaar yi doon ci weccoo xalaat ci meneen mbir ordre bi ëmb pharmacien yu Sénégal ak beneen ordre mu ëmb chirurgien dentiste yu Sénégal ñoom nag wax nañu ci faluk docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu tabb ko jëwriñ ji ñu dénk wàllug wér-gu-yaram ñu am ci yaakaar lor nag yaakaar it ni seeni jafe-jafe dana saafaraw waaye loolu yëpp nag nee nañ ci kaw ñu jiital ay waxtaan yu ñoŋ leeral yeeg Alhassane Ba Pape Sangone Mbaye ab secteur la bi nga xamante ni dafa bëri ay jafe-jafe ñi ko bokk ngànk bëri lool li ñuy xaar ordre des pharmaciens di xamle ñoom seen priorité. d'abord loi bi nga xam ne moom mooy dogal nan la pharmacien di liggéeyee parce que ba léegi amaguñu loi donc foofu moom bu njëkk bi beneen bi tamit mooy bu yàggul gouvernement Sénégal def nañu benn ndaje bu mag. pour que souveraineté pharmaceutique maanaam Sénégal moom boppam ci defar garab donc réforme yi nga xam ne moom la ñu bind ñu yeggale ko nu mu gën a gaawee beneen bi nga xam ne dafa am solo tam mooy xeex mbirum faux médicaments yi ak jaayum garab. Diouf Sarr ñu bëri ñu ngi doon xaar mu jóge ci bopp département bi teewaayu moom docteur Marie Khemesse nekk li nga xamante ni ab espoir lañ ko jàppee donte sax gis nañ ni ab département bu jafe jiite la. daaw sax amoon na yeneen faatu ci anam yu xaw a niroo ak yi. méngoog bi waaye boobu ñeent faatu woon defe naa boobu ban tey xëj na waroon nañu jël yeneen décision kii ko moo gënoon xëj na ñu jël ay médecin nga xam ne tam dañuy def seen kéemtalaay kàttan néew ma ñëpp baax de.
ñoom ñi nga xamante ni jot nañ dajeek ñoom jàpp nañ ne jëwriñ ju yees ji ñu dénk wàllum wér-gu-yaram war na fexe ba waxtaan di am muy waxtaan ñu lalu ci dëgg. mooy ne ñi wër ministre bi dañu war a xool nag ku ci ñi fa nekk ku ci nekk ci li tënk santé bi moo xam médecin moo xam chirurgien dentiste pharmacien vétérinaire ndax ku ci nekk am nga ci koo xam ne dina jege ministre bi ndax yi ngeen di jooy wala li nga xam ne mu ngi fànqal seen liggéey mu mun ko yeggee mu jot ci mu gaaw ci jot bu ko defee bu woowee ñu wuyu ko bu ñu toogee waxtaan ne lii nuñ koy defee ci dëgg nag. yaakaar nañu du jafe parce que déjà moom mi ngi woon ci cabinet ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom moo doon directeur général donc santé donc maîtriser na donc dossiers yi donc yaakaar nañu ni donc bu sukkandikoo ci conseiller pharmacie yi nekk foofu sukkandiku ci ordre defe naa mission am du jafe en tout cas li nga xam ni moo nekk ci sous-secteur de la pharmacie. ñu ngi encouragé moom docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye di ñaan yàlla genre tragédie yi nga xamante ni jot nañu xew ca Tivaouane ñu bañ fee amati ñu am yaakaar itam ni ñoom seen doléance wala bokk li ñuy xaar muy bépp spécialité bu nekk ci biir santé jëruñ ju yees yi dana ci bàyyi xel bu baax a baax andi ci ay saafara. Alassane Ba jëriñ ju yees ji jëriñ jëfi nekkoon di Abdoulaye Diouf Sarr ci fàttali juróom-ñaari fan ci weeru septembre atum 2017 ci la yegsi woon ci bopp ministère bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram am na fi juróomi at moom Abdoulaye Diouf Sarr ki ko wutu nag ni ngeen ko xamee docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mu nekk nag ab bilan boo xamante ne kon jot na ko def diirug juróomi at Marcel Maron di dikk ak ñun ci bilan beeg nam ko faram fàccee. juróomi at la Abdoulaye Diouf Sarr dal di def ci boppu ministère santé comme bilan yëpp nag mu am lu ci baax ak lu ci baaxul moom Abdoulaye Diouf Sarr ay fan gannaaw ba muy jël boobule ministère ca weeru septembre 2017 la woon la daal di jànkonteel musiba bu njëkk xale bi di Aïcha Diallo tolloon ci fukki at ak ñaar daal di ñàkk bakkenam ci weeru octobre atum 2017 ca hôpital bu Pikine hémorragie moo ko yóbbaale ndax 200 000 francs la ñu waroon a fay ngir ñu opérer ko waajuram bu jigéen ñàkkoon boobule somme loolu waral mujjuñ ko opérer li xew Tiwaawan nag gis nañ bu mel noonu at a ngi nii weeru avril 2021 la woon ñeenti tuut tànk daal di faatu ca Linguère gannaaw incendie bu amoon ca service néonatologie ci juróomi at yi mu jot a def ca ministère de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr daal di jànkonteel ay scandale yu bëri bu mel ni faatu astu soxna doon waaja am doom ca hôpitalu Louga ñu gis ne ñaxtu yi bëri nañ tamit ci secteur santé bi comme ni ko syndicat yi yàgg boole Abdoulaye Diouf Sarr jot na fee def tamit ay jéego ci santé bu mel ni 2 milliards de francs CFA yi mu jot a def ngir xeex sibiru weeru septembre la woon atum 2018 la ko daal di annoncé gestion crise Covid 2019 tamit tax na ba Sénégal tolloon ci ñaareelu place ci fanweer ak juróom benn réew gannaaw benn étude bu magazine américain bi di Foreign Policy daal di def jot na tamit prix africain du développement ñu ràññu woon ko ci meilleur manager africain ci wàllu santé duñu fàtte tamit hôpitaux yu bëri yi nga xamante ne inauguré nañ leen ci région wu Sénégal yi bu mel ni Kédougou Kaffrine Touba wala boog bu Sédhiou bi ñuy nar a inauguré. ñu lay jaajëfal Marcel Maroun yaa ngi koy wax léegi muy service néonatologie boobe bu hôpital Magatte Lô moom it ba lakkoon ba ay bébé ñàkk ca seen bakkan tey boobe service nag kon mu mel ni noppi nañu rek ngir ubbiwaat buntu ya conseil départemental ba daal di nay nag fexe daal ba kon barab boobee jotee ci ay jumtukaay yu mucc ayib mu amit ay partenaires yu ko ci jàppale docteuru ba jiite nag kër googe di hôpital ba nag mi ngi dalal xelu askan wa ndax askan wa ci seen jëmmu boppit ñi ngi yàkkamti loolee ubbi ndax it mënta ñàkk Mouhamadou Moustapha Ndiaye la ñu ci àndal ak Sidi Thiam. benn at gannaaw ba service pédiatrie bu hôpital Magatte Lô bu Linguère tàkkee woon mu mel ne kilifay l'hôpital ba ab jàngat lañ ci def ñu teg fa dispositif sécuritaire bu mucc ayib fa ni denc ni xale yi ñu indi fa matériel bu am solo. équipement bu yanj bi ngeen gis nii muy couveuse yi table chauffante yi extracteur d'oxygène comme scope de surveillance yi c'est-à-dire matériel bi nga xam ni bu mucc ayib la boo xam ni mooy permettre ñu surveiller bébé yi nga xam dañu am jafe-jafe donc ministère de la santé moo ñu ko may. dañu mettre en place benn système de sécurité ak 6 caméras de surveillance ak ay ci outil de détection incendie yoo xam ni moom la ñu recommandé woon bi incendie bi amee
pour ñu mettre ko en place. su service bi xasee ba démarrer incha allah lépp loo munti am comme soin de qualité néonato yi am Dakar dina am Linguère incha allah. bu nu sukkandikoo ci njiital l'hôpital ba gannaaw bi jéeje amee ba léegi indi nañ fa ay fajkat yu yees ñu war leen a tàggat laata service néonatologie bi di ubbiwaat ay buntam. personnel bi tamit ministère de la santé renforcé na ko parce que am na 5 infirmiers d'état ak ñaari médecins généralistes yu ñu prévoir indi pour que service mën démarrer correctement. ministère de la santé itam affecté na fi benn pédiatre boo xam ni mooy chef de service bi moo nar a piloter démarrage unité néonat bi. benn gynécologue tam renforcé nañ ko. équipe bu pédiatrie bu hôpital Magatte Lô war na dem def imprégnation hôpital Le Dantec seen unité néonat parce que matériel bi ngeen gis nii ginnaaw Le Dantec Magatte Lô moo ko am. ci jamono ji askanu Jolof nekk lool ci njàqare liir yu matidi ñu leen di yóbbu ca Touba wala ci Louga seeni wayjur di si am ay jafe-jafe ndax yoonu bon di fàttali ni jéem nañoo jot njiital hôpital ba di docteur Abiboulaye Cissé ngir xam kañ la service bay tàmbali waaye mu mel ne daf cee bañ a àddu. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mouhamadou Moustapha Ndiaye ni mu ko waxee woon ci ponk yi nag jullib àjjuma bi mu fi mujjee def atum 2019 la woon tey jii nag defaat na ko xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbacké jamono ji mi ngi ci Ndakaaru mu nekk nag tukki gu am solo bi mu fi def wax naa ko sànq mu yemoo nag ak jamono joo xamante ne Ndakaaru ñàkk kaaraange lëmbe na Serigne Bassirou Lo moom moo jiite julli ga ci kàddoom nag la mu ca wax. daal di nay rek jaale mbokki ñi ñàkk fële ca Tiwaawoon muy fukki bébé ak benn yooyu ñàkk seen bakkan ci lakk googe ak yeneeni ponk yoo xamante ne delsi na ci tey Pape Fara ñi nga mu Amadou Ba. xalif général des Mourides mu ànd ak ki nga xam ne moo yor kàddu kër gi di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader ak ñi nga xam ne ñoo nekk kilifa yu Mouride yi ñu daal di ñëw nag teewe lii di julli àjjuma bi fii ci grande mosquée Massalikul Jinaan mu nekk bu njëkk gannaaw ba nga xam ne mujj na fii ci Ndakaaru bañ dem ubbi jumaa ju mag ji ci atum 2019 ñaari rakk yi nag ki ko jiite di Serigne Bassirou Lo ci xutbaam nag bi nga xam ne ñëpp a ngi ko dem xaar mu daal di delloo njaal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fukki ak benn bébé yoo nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci hôpital Mame Abdou Sy Dabakh ba nekk ci Tiwaawoon. loolu nag dana tax ñu taajal jëtaay bi ngir massawu suñ mbokk ya nga xam ne wàññiku nañu ca Tiwaawoon te loola doon loo xam ne dogalu suñ borom la waaye nag itam doomu aadama waxtu wu nekk na xam ne. suñ borom ba mu ko indee ci àdduna xam na ne àdduna kenn mënu koo jagal waaye nag dafa bëgg ñu dox bëggul ñu taxaw ndañ jéem waxtu bu nekk suñ kemt lay kàttan ndax loola mooy tax liñ fi nekkee ñu mën cee def dara. ci jamono ji nga xam ne ñaawtiif yi nemmeeku nañ ko fi imam bi nag ci la daal di saisir lii di occasion bi daal di wax solos dundu doomu aadama naka noonu daal fexe nit ñi daal di mën a jokkoo daal di doon benn. kon doomu aadama yi war a xam ne ak nuñ mën a demee ak nuñ mën a wuutee ak lu mën a xew nañ xam ne ci benn place fenn lañ jóge te kooka mooy suñ maam aadama te loolu suñ borom bi mënu ko xamal ginnaaw bi itam suñ borom xamal ne bi ngeen xamee ne nag yéen doomu aadama yi fenn ngeen jóge waaye bu ngeen xoolee seen bopp da ngeen gis ne ñu wuute ngeen ci ay jëmm ñu wuute ngeen ci ay melokaan ñu wuute ngeen itam ci ay wax loola nag li ko def mooy suñ borom moo bëgg a wone kattanam ak man-manam. julli àjjuma nag mu nekkoon ci teewaay ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñii di jullit ñi gannaaw ñaari rakkee rek Serigne Mountakha Mbacké daal di jot addiya $1 milliard ci kenn ci taalibeem di Serigne Mbacké Faye daal di koy teewal fii ci Ndakaaru nekk ko tedd ki daal di ñaan nag boobu le koppoon nañ ko jëlaat nag dugalaat ko ci liggéey jumaa ji laata muy tàllal loxo di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo teewoon ca bërëb bu sell boobu di Masaalikul Jinaan. mangook ni ngeen ko gisee noonu kon taalibe yi bawoo fu ne ngir mën a julli si ñoom it ca jumaa ju sell jooje di Masalikul Jinaan ñu am yaakaar lool maa ngi koy wax léegi ci ñëw gi fi xalif général des Mourides ñëw ci jamono ji Ndakaaru ñàkk kaaraange faat bakkan yeeg yeneen ak yeneen yoo xamante ne sax sene su ko tudd booy xool ndax metti lool Abi Faye lañu ciy àndal ak Jafara Ba. ajjuma tey ji Dakar doon capitalu Mouride ñu bari ñëw jullisee fii ci Masaalikul Jinaan di ay jullit ci teewaayuk xalif général bi mu doon loo xamante nit ci
ci ñoom juralu leen lenn lu dul ab mbégte feeñ na lool ci kanam yi. sant yàlla bu baax. sant nañ sëñ bi waaw wér-wér góorgóorlu rek te jaamu yàlla sant nañ bu wér-wér. di ñaanal ñëpp rek di ñaanal murit yeeg jullit yëpp rek ak chrétien yeeg ñëpp ndax sëñ Mountakha ñëpp la fi nekkal. Colobane mel ni tey màggalug Touba foo ko natt weesu na ko. dañoo ñëw fii pour seeti sëñ Mountakha moom moo ñuy bégal nag moom moo fi remplacé sëriñ Touba. macha allah wa damilan kulla aqdain tiduru bina ablal wusuli lana yàlla. affaire bi daal xool sedd la quoi. sëñ bi woon na ñëpp moom dañ koy ñaanal mu yàgg fi rek. ganesik xalif général bi Serigne Mountakha Al Bachir ci biir capitale bu Sénégal ca waxtoom la ñëwee gannaaw ñàkkum kaaraange gi jaaba jonge fii ci biir dëkk bi tere nelaw lool ñi di askan wi ñenn ñi gis ne sëñ bi dafa ñëw indi solution bi. ndaw ñu ñuy rey moom ñuy ñaan ci yàlla rek comme que sëñ Mountakha egsi na fi ñu ñaan ci yàlla yàlla suturaal ñu yàlla dimbali ñu ba lépp mu jeex tey bis ni ki tey. te wàññi violence bi dëkku sëñ Touba dëkku l'islam ay di fi tuur deret ak yu metti yooyu dafa xaw a doy waar nañ wàññi seen violence bi te nekk ci jub muñ te liggéey te jàpp Sénégal te gëm sëñ Touba te góorgóorlu. tey taalibe murit yëpp fii la ñuy jullee ànd koog Serigne Mountakha Mbacké Bachir dina fi des ba dimanche laata muy dellu Touba wane ne itam ñëwam gi tax na ñii di jaay gën ci gis seen bopp. jërëjëf Habib Faye kuréel gi ëmb voyagiste privé yu Sénégal ñoom nag daal dinañuy janoo tey ak taskatu xabaar yi muy voyagiste privé yooyu nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci lépp lu soxal wàllu aju Makka ak umra gi ci Sénégal di wax seen i jafe-jafe ren ñuy waajal aj 2022 bi jafe-jafe yi nag bokk ci package boobu ñu yokk mu mel ni tey boo doon fay benn da nga daal di wàññi ba ñaar fay ko du package bi kese ñu ne Air Sénégal sax ma ñu dénkoon yëf ya tey dañu ko nangu dénk ko ab compagnie saoudienne bu war a yóbbu kon ujaaj yi billet yi nag yokk nañu ci juróom fukki junni loolu yëpp it di jafe-jafe yoo xamante ni ñoom voyagiste privé yi ñu ngi koy joytu Fat Bintou Konté la ñu ci àndal ak Yaaya Diallo. jëm ci wàllum aji màkk gi ren dafa xaw a doy waar ndax bu nu xoolee li jëm ci package bi saa sunu xëyee rek ñu jégg ci ay yokkute te nag voyagiste privé yi jamono ji ñoom ñoo ci ëpp lañ cay supporté. loolu moo waraloon sax pour annoncer cherté bi ministre bi moo ñëw def conférence de presse wax ne moom 4 millions 200 lay def te ñoom ñëpp xam nañ ne ñu ngi doon def 2 millions 600 depuis des années waaw léegi nag ñoom ci biir loolu waxoon nañ ne guerre Ukraine bi bokk na ci waxoon nañ tamit ne seeraayu ya ca Màkka te loolu ñun xam nañ ko mun nañ koo attesté bokk na ci waxoon ne kon kérosène bi dina yokk waaye bi ñu gëstoo dañu gis ne dañoo yokk prix Air Sénégal ba mu jégg dayo muy 1 million 800 ñu dem ci gis nag président ne ko affaire bi cher na waaye bokk na ci li ko mën a wàññi Air Sénégal wàññi 1 million 800 bi muy def ndax compagnie régulière yi ñu ngi ci 900 000 ñoo dem ba ci président yi wax ko lool kon ñun tam dañoo war a wàññi waaye xabaar wàcc wax ne prix yi ngeen waxoon ne 2000 rial ngeen di fay muy 300 000 5555,12 rial ngeen di fay mu fecce mun naa tante yi rek de waxuma hôtel de waxuma la hôtel Makka waxuma la hôtel Mina tante laa la wax Mina ak Arafat loolu muy 950 000. ñu tegati ci jafe-jafe yi di gën a yokk ndax Air Sénégal bi nga xam ne moo waroon yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñoo di ujaaj yi dafa mujj bàyyi jox ko compagnie saoudienne bii di Flynas. ñun suñu question mooy ana wax jooj ñu waxoon ne obligation la pour compagnie nationale di leen yóbbu en tout cas ñu ngi koy posé. waaw léegi nag Flynas nag bu fekkoon ne sax dafa ñëw continuer wax président de la république bi ba gars yi wàcc 1 million 5 mais teg na ci 50 000 en tout cas si li ñu wax ñi c'est 1 million 550 000. test PCR yi ñëwati nekkati beneen jafe-jafe boo xam ne jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di voyagiste privé yi ñu ngi koy dund. parce que bu fekkente ne kenn ñaan ko yàlla daf ci am kenn koo xamante ne loolu feeñ na si moom parce que affaire bi positif ñoom kilifa yi xamal nañ ñu ne kooku du mën a tee jël avion mais léegi ku koy jël en charge est-ce que état moo koy jël en charge wala ñun ñoo koy jël en charge en tant que voyagiste privé te ñun fayal nañ ko Flynas ba pare de 1 million 550 fayal ko ca tante ya 900 000 te duñ ko fayal ko ca hôtel ba fayal ko ca hôtel Makka ak Médina et cetera. ñoom ñii nga xam ne ñoo di voyagiste privé yi sax di laajte ñoom yeneen 500 pèlerins yi nga xam ne nguur gi daf leen koo dolliwaat ci seen quota bi fan la ko délégation bi dugal. kon xëy na dafa am ñeneen ñu ngi ko jox wala mais waaw kay ñun daal dañoo bëgg nañ leeral mbir moomu ba pare nañu afficher liste de tous les voyagistes privés agréés et qui ont un quota. nañu jàpp ni depuis altine 23
mai 2022 la formalité inscription yi pour pèlerinage à la Mecque commencé wante boobu ba tey ci ay jafe-jafe rek lañu nekk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di voyagistes privés yi. Fatou Bintou Konté ñu wax ci biennale Dakar bi tey nag ñu bàyyi xel ci exposition boobu ñu duppee autour du bol mu boole nag lu toll ci fukk ak ñaar ci artistes yu bàyyikoo ci dëkk yu wuute tase fii nag ngir weccoo xalaat ay tableau d'art la ñuy fësal ay cliché naka noonu liñ ci jublu rek mooy waxtaan ak ndaw ñi jaarale ko ci rek kon tableau d'art yooyu ak cliché yi ndax ñàkk jàmm gi bari na kon ci kaw loolu kese la ñu mën a waxtaanee ak ndaw ñi. su ko defee ñu mën a xam nag naka la ñuy jëflante waaye tamit nan la ñuy taxawee ci ab société ba lépp luy jàmm ñu mën ko rek kon suqali Ibou Diouf Pape Sangone Mbaye. su fukki artiste ak ñaar tase ngir def exposition wax ci la ñu duppee retrouvailles autour du bol maanaam fàttaliwaat ñi maam yi doon doxale ngir tamit jagleel ko askan wi. artistes yu bare. artiste Sénégal artiste Afrique artiste bitim réew wax bi dañuy wax autour du bol lañ ko tuddee mais autour du bol boobu mooy pour nit ñi dajaloo toog waxtaan ndax boo xoolee fii àddina jógee ci Covid bi ak ñuy wax ay guerre Ukraine ak yooyu daf il faut mu influer ci jamono ni muy doxe donc Covid bi wane na ne kenn amatul doole. autour du bol ngir indi leneen lu yees loolu nag liñ ci jublu mooy delluwaat ci li fi gënoon baax jagleel ko ndaw yi. bu ko defee tamit ñi maam yi doon doxalee mën leen jëriñ. donc art bi neex na lool tey jàng comme ni ma waxee art yàlla moo la koy may amul école pour jàngale pour nga nekk artiste mais dafa ay technicité yoo xam ne da nga ko war a jàng pour que nga professionnel pour que qu'on aille ñu dem ci qualité moo tax li may def jeunesse mooy école yi bari jàng bi am. lii nag la ñu fësal ci œuvre d'art yi muy ay artistes yu dajale seeni gis-gis liñ ci jublu rek mooy gën a amal njëriñ seeni askan. ak sa papa téye ndab li doo xool feneen doo laal ndawal yooyu yëpp ay yar la woon donc éducation ay valeurs donc yooyu yëpp moom la ñu dajale ci thème bi ñuy wax ni quoi donc pour nit ñi ñu dajaloo toog xool waxtaan. autour du bol mu ñu ne nag ab conception bu yees la ci loole nag fukki artistes ak ñaar ñoo am xalaat bi. ñu sukkandiku ci xew-xew yi am ci biennale bu Ndakaaru ngir wane tamit li nga xamante ne ci loolee la ñuy yëngu saa su nekk. ñu koy jaajëfal Ibou Diouf mbokk yéen it sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Sara Cissé.